waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax man la Mamadou Gueye président convention citoyenne neneen di inspecteur principal des impôts et des domaines. waaw li ñu tàmbalee déjà mooy sant yàlla ginnaaw bi ñu mayee ay élections yu dal ay élections yoo xamante ne si bëri na ñoo xam ne amoon nañ ci njort bu ñaaw yàlla dogal sutura am ci jàmm kese xew ci ñu di ko sant yàlla bu baax di sant suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi nga xam ne ñoom ñëpp. taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ba tax yàlla defal ñu ci tawféex kooku noonu mais aussi di féliciter président de la république pour non seulement li nga xam ne confiance bi que peuple bi joxaat pour mu continuer liggéey bu rafet bi nga xam ne tàmbali na ko mais aussi et surtout esprit bi mu am esprit de rassemblement bi mu am esprit de dépassement bi mu am ci bii élection yi jàllee rek mu woote dialogue talalaat loxo acteurs yi nga xamante ne si ñu ngi ci champ politique bi yëpp loolu nekk loo xam ne war nañ ko rafetlu mais li ñuy xaar surtout moom mooy continuation wu liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci juróom-ñaari at yu njëkk yi président Macky Sall jiite réew mi liggéey boobu noonu am ay jeexital yu bëri ci fànn yu bëri notamment ci wàllum infrastructure loolu nekkul lu ñu natable parce que kenn ku nekk mën na koo daj mais aussi ci wàllum jàppale ñi nga xamante ne si bokk nañ ci ñu gën a néew doole si ñun mais beneen fànn bi nga xam ne aussi bu am importance la ci li ma jàpp ne war nañ ko souligner ci gestion Macky Sall ci juróom-ñaari at yooyu ñu génn mooy politique de jeunesse bi mu def politique de jeunesse ci yokk seen xarañte politique de jeunesse pour yokk possibilité d'emploi yi nga xamante ne si am na ci réew mi politique de jeunesse yi defar ay gox yoo xamante ne si dañ ko génne maanaam ci suuf mu nekk ay gox yu bees lu mel ne Diamniadio am yeneen yoo xamante ne si war na judduwaat su ma waxee loolu damay xalaat parc industriel yi nga xamante ne si tey jii président Macky Sall tàmbali na ko bi njëkk bi nekk Diamniadio am beneen boo xamante ne si war na ñëw fële ca Casamance loolu yëpp nekk ay secteurs très porteurs de valeur ajoutée mais aussi très porteurs très créateurs d'emploi donc loolu nekk na ay jeexital yu yaatu yoo xamante ne si war nañ ko mën a jàpp ci gestion bi ñu génn beneen bi nga xam ne aussi am na solo mooy taxawaay bi nga xam ne président am na ko ci aji néew ju doole yi bokk si ñun wax naa ko carte d'égalité des chances nekk na loo xamante ne si lu am solo la loo xam ne président moo ko fi taxawal pour fàttaliku bàyyi xel ñi nga xamante ne si bokk nañ si ñun te yàlla nattu leen ñu am ay handicap am na aussi yeneen politique sociale yu am doole lu ci mel ne les bourses de sécurité familiale nga xamante ne si am na kattan bu baax a baax si jàppale aji néew ji doole yi ak aussi la DER bi nga xamante ne si taxaw na pour gunge ñi nga xamante ne si bëgg nañu entreprendre bëgg nañu créer de la valeur mais loolu aussi suñ ko dee wax dañu war a fàttaliku réalisation yi nga xamante ne si def nañ ko à travers le PUDC mu nekk programme aussi bu jàppandal lu bëree bëri ci ñi nga xamante ne si ñi ngi nekk dans les zones rurales yenn saa yi ñu doon am seeni production duñ ko mën a transporter yenn saa yi ñu doon am ay jafe-jafe pour yóbbu seen nit ñi nga xamante ne si quelquefois am nañ ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram yooyu yëpp nekk na ay jeexital yoo xam ne jàpp nañ ne war nañ koo souligner comme man aussi maa ngi ci wàllum sport bi comme bu na ngeen ko xamee dinaa aussi bu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne président def na ko ci wàllum sport création arène nationale le parc multisport de Diamniadio ak tamit projet yi nga xamante ne si am na ko tey jii ci taxawal beneen stade multifonctionnel et multisport de 60 000 places boo xamante ne si am na yéene defar ko balaa juróomi at yi ñu jëm kon yooyu yëpp nekk na xëy na tey jii su ma doon wax bilan bi mën naa ne ci fànn bu ci nekk muy secteur éducation agriculture santé économie aussi nga xamante ne si am na solo ñu souligner performance yi nga xamante ne si def nañ ko ci diirub juróom-ñaari at yi président Macky Sall jiite réew mi ñu am tey ji benn taux de croissance boo xam ne même dëkk yi nga xam ne développé nañu amuñu taux de croissance bu mel noonu te loolu incha allah rabbi ci ñaareelu phase PSE bi dina nekk loo xam ne sénégalais yi dinañ ci gën a yëgaat seen bopp entreprise sénégalaise yi dinañ ci gën a gis seen bopp peuple sénégalais bi ci boppam ñi nga xamante ne si xëy na ñoom ci li ñuy wax effet induit yi ci la ñu war a bénéficier wu ñooñu tamit dinañu gën a yëg ne réalisation phase 2 plan Sénégal émergent bi am na jeexital si ñoom am na njëriñ si ñoom. waaw jàpp naa ne man de bëgguma di jiitu paaka si mbaram président Macky Sall ku xam état la lu jiitu muy yor réew mi occupé na ay position stratégique yu tax mu xam nan la ñuy jiitee am réew ak lan la ñuy soxla ci poste bu ci nekk. may fàttali aussi ne am na yenn poste nominatif yi du ay poste technique ay poste politique la loolu moo tax d'ailleurs nga mën a gis tey jii benn ministre de la santé boo xam ne nekkul médecin wala benn ministre de l'enseignement supérieur wala benn ministre de l'éducation nationale boo xam ne nekkul enseignant parce que simplement la fonction de ministre c'est un poste de management nekkul benn poste technique
donc ñi nga xamante ni si profil yi nga xam ne président dina leen soxla pour ñu accompagner ko ci liggéey boobu noonu jàpp naa ni moom moo ñu ko gën a xam parce que xam na sénégalais yi xam na aussi compétence yi nga xamante ne si ñoo ko wër ñi nga ànd ak ñoom di liggéey xam na aussi compétence yi nga xam ne ànduñu ak moom mais soxla nañu leen jàpp nañ ne loolu moom nañu jox confiance président rek xam ne kii ku ci nekk fa ca war dina ca teg ka gën ci ñun ca poste boobu doon donc loolu moom vraiment ñi ngi ñaanal président rek yàlla continuer leeral xelam mais am nañ jot bu rafet ne ku ci nekk la ci sa yelleef dina la ko ci. mais dialogue bi jàpp naa ne acteurs politiques yi ñoom ñoo ko doon woote ñoom ñoo doon wax ne kat président dafa tëju boolewu leen ci dara loolu tey jii bu fekkente ni yàlla dogal na moom mu ñëw woo leen ci dialogue alors que peut-être mu ngi nekkoon en position de force war nañ xam ne kooku acte de grandeur la def parce que tey jii mi ngi jóge ci victoire boo xamante ni si kenn nattable wu ko. am benn pourcentage bu am solo 58,26% loolu vraiment ci ku ñuy réélire pourcentage la bu takku kooku bu ko neexoon kon daal di nekk dans sa tour d'ivoire ne soxlawu ma waxtaan ak kenn mais su génnee ci loolu daal di am toutes les cartes en main ne malgré tout ça maa ngi woote pour ñu mën a waxtaan war nañu comme jàpp ne kii kat li mu yéene ci réew mi mooy ñëpp bokk ci gestion boobu noonu li ñuy wax une gestion inclusive mais nag acteurs politiques yi aussi il faut ñu xam lan la ñu bëgg su président wootee dialogue ñu ne wuy jiwuñ su wootewul dialogue ñu ne waxtaanul ak kenn mais finalement fan la ñu war a taxawee donc aujourd'hui jàpp naa ne ñun bu dee Sénégal kese moo ñu ñor de quelque bord où on se situe bu ñu wootee pour ñu waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci doxalinu réew mi ak tolluwaayu réew mi ñun ñëpp war nañu wuy ji waxe suñu xalaat ak suñu gis-gis donte loolu mën naa wuute ak gis-gisu président mais d'ailleurs sax loolu mooy enrichir le débat mais bu fekkente ni ña fay nekk ñëpp ñoom ñoo bokk gisin ñooy bokk yi xalaat xëy na contradiction bi doon tax ñu mën a enrichir gis-gis yooyu noonu duñ ko am donc vraiment ñu ngi woowaat les acteurs politiques à la raison ñu dellu si autour de la table waxtaan ak président wax ko ñoom lii seen xalaat lii seen gis-gis li ñu d'accordul ak président ak lan moo tax su ko defee président c'est un homme d'ouverture c'est un homme de dialogue comme ni mu ko wootee kon ku woote dialogue d'accord na pour déglu ñeneen ñi la ñuy wax mais bu ñooñu wuysuwul aussi li ko xelam may ak li nga xamante ni si ñi ànd ak moom loolu lañ koy digal mais bien entendu loolu lay def te bu boobaa tamit kenn du war a taxaw di contester décision yu jóge ci instance yooyu noonu. man xam nga li ma gis mooy ñàkk ba pare ñànki dafa baaxul te li ma njëkk a ñaawlu vraiment rafetlu woon naa démocratie Sénégal avancé bi mu amoon bi nga xam ne suñ génnee élection ki gagné ay naataangoom dinañ ko woo félicité ko ne ko kat ñaanal nañ la pour que nga réussir lu grandeur boobu noonu lañ doon xaar tey jii ci opposition sénégalaise bu fekkente ne yàlla dogal na jël ndam li jox ko Macky Sall ñoom ñu am maturité ak grandeur woo président ne ko kat félicité nañu la te ñu ngi lay ñaanal nga réussir ndaxte nag Sénégal rek moom moo ñu war a ñor ñun ñëpp te bu dee ay sénégalais lañu ñun ñëpp li ñu doon xëccu pour njariñu Sénégal la bu yàlla jëlee Macky Sall teg ko ci bopp réew mi ñun ñëpp dañ ko war a nangu ànd ak moom ci loolu ñaanal ko donc tey jii bu fekkente ni am nañ posture boobu noonu day mel ni vraiment yeneen gis-gis lañ amoon wala yeneen yéene lañ amoon lu dul jariñ réew mi te loolu rek moom mooy li ñu war a ñor. waaw suñu parti dafa nekk aujourd'hui dans une coalition bi aussi jàpp naa ne am na ay instances yu ñuy war a waxtaanee yenn décisions majeures yi notamment bu ñu jëmee ci élection locale donc ñun gëm nañu ne incha allah rek bu ñu ci yeggee dinañ mën a trouver un consensus dans les zones yi nga xamante ni si yàlla dogal nañu am fa doole. ñu mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi ba kenn ku ci nekk li ci sa yelleef ñu mën la kaa jox en tout cas amuñu fixation ci ne kat ñun local yi dañ ci war a dem ak suñu parti bopp déedéet tey jii dañoo nekk ci coalition donc dafa am benn discipline boo xam ne moom mooy régir les règles de vie commune comme am nañu ñu àndal buñ ci tollee dinañ waxtaan pour xool nan la gënee pour que ñu mën a dem incha allah rabbi ci communes yi nga xam ne am nañ fa yaakaar. non gëwuma loolu parce que damaa jàpp ne ñun ñëpp ay doomu Pikine lañ te xamante nañu xam nañu bu baax a baax kenn ku ci nekk lan nga mën. kenn ku ci nekk aussi lan nga yéene ci réew mi ak kenn ku ci nekk lan nga jot a def ci gox bi gëm naa ni kon waxtaan lay war a mën a doon pour que kenn ku nekk jiital intérêt Pikine te bañ a bàyyi xel jëm boppam man day vraiment sama jëm bopp damaa jàpp ne dafa tuuti par rapport à l'histoire donc li ëpp solo mooy ban équipe gagnante lañ mën a teg en place pour que Pikine mën ci gis boppam pour que réew mi gën a mën a dox pour que aussi pouvoir central articulation bi mu war a am ak les pouvoirs locaux mën a am au niveau de Pikine ba ñu mën a drainer les investissements qu'il faut pour que développement ak essor bi ñuy xaar ci Pikine ñu mën ko am mais tey jii nii jàpp naa ne la priorité mooy fexe ba coalition bi gagné déjà Pikine les 16 communes ak bien entendu bu boobaa la ville ba nga xam ne li président yéene ci Pikine dinañ ko mën a àggale ci quinquennat bi mais bu fekkente ne ay dispersion am na ba yàlla tudd ñaanuma ko yàlla
beneen coalition gagné gox yi su boobaa dinañ am jafe-jafe pour président li mu bëgg a defal Pikine ñu mën ko yeggali kon jàpp naa ni fi mu nekk nii la priorité mooy ñu gagné déjà ensuite nag ñu waxtaan ci suñu biir xool ki nga xam ne moom mooy le meilleur profil pour Pikine mais kooku ñun ñëpp ñu ànd ak moom jiital ko jàppale ko liggéey bi jëm ci kanam Pikine moo ñu ñor Pikine jëm ci kanam moo ñu ñor kon ki koy jiite mu nekk Massamba wala mu nekk Mademba c'est pas peut-être le plus important mooy ñu àndandoo gagné bu ñu gagné ñu fexe ba coalition bi jiite Pikine. mais suñuy ambition man dama jàpp ne dafay nekk luy déterminé wu en fonction de développement wu réew mi moo ñu ñor ba tax ñu dugg ci politique fii nga ñu fekk nii xëy na du politique moo ñu fi indi donc bu ñu duggee ci politique du ay position moo ñu fa yóbbu wala ay poste dafa fekk ne am na lu ñu yéene suñu réew am na lu ñu yéene suñu gox am na lu ñu yéene suñu askan ñu jàpp ne bu ñu jaaree ci politique bi xëy na yéene yooyu mën nañ koo yeggale donc suñu ambition mi ngi nekk rek ci fexe ba réew mi ak waa réew mi am jariñoo njariñ loolu donc loolu jàpp nañu ne fu mu ñu mën a yóbbu nag foo xamante ne si jàpp nañu suñu njariñ war na fa mën a nekk wala war nañ fa mën a taxaw pour mën fa jariñ askan wi te yàlla dogal askan wi wóoluñu pour dénkuñu ko mais pare nañu pour gunge leen ci fànn boobu. bi tàggatoo bi vraiment un message d'espoir surtout à la jeunesse de notre pays bi nga xam ne yàlla dogal nañu ñoo ëpp ci askan wi ñu xam ne président am na yéene ju yaatu ci ndaw réew mi am na yéene ju yaatu ci yokk seen xarañte am na yéene ju yaatu ci tàggat seen citoyenneté ba njëriñ yi nga xamante ne si tey ji yaatu na ci réew mi te incha allah rabbi kanam la jëm. ñun ñëpp ñu mën cee jot ba mu mën a yaatu ba ndaw ñu mën a am ay perspectives mën a réaliser seeni rêves kenn ku ci nekk ci wàllu wa nga féete donc vraiment c'est un message d'espoir un message pour leur dire que kat nañu gëm suñu bopp gëm ni réew mi ñun ñoo ko moom ñoo ko mën defaral suñu bopp te kii yàlla teg ci bopp réew mi kat am na yaakaar ci ñun te am na yéene ci ñun